dem kaso comme ni fa Karim Wade demee ci ay dealu politique ni ñu koy waxee politicien rek mën na loolu mais man loolu lu ma jaaxal la mais li am solo rek mooy bi Karim Wade demee kaso Ablaye Wade marqué na ko trop parce que ni Karim Wade meloon ci moom la te Sénégal yu bari dañoo joxoon Macky Sall dëgg mais bi ñu demee ba ci biir ñu gis ne traque bi am na lu ci rax dañ doon wax sax d'ailleurs ne traque des biens mal acquis demande sociale la loolu lañ doon wax au début demande sociale la Sénégalais yi ñoo ko laaj mais ñu dem ba ci biir gis ne Macky Sall nag ak ay gaayam li ñuy def problème am na ñu toog benn guddi man ma toog fii xam naa ne li ma koy nettali bariwul dama ñibbi sama kër jour boobu commencé di julli Mamadou Matar Sarr woo ma ca Touba mi ngi may seetaan mën na dëggal li may wax ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma say boo ko delluwaal fajiri de ma ne ko lu xew mu ne ma Karim Wade dina génn prison ma ne ko génn muy génn prison heure bi mu ne ma dina génn de parce que maa ngi nii ci benn ziar xaw ma ay jàng Touba dégg naa ay mbàkke ñuy wax foofu ne Serigne Moustapha bu Serigne Sidi Mokhtar Mbacke jóge na Touba dem Dakar te pour rencontrer Karim Wade la ma ne ko ah bon mu ne waaw Rayim fi ma jógee di sol sama yére juróom benn blouson laa sol sax du ma ko fàtte mukk di sol sama yére pour ñëw Walfadjri ci laa amee réflexe su taal rajo yi déglu ma taal rajo dégg RFM laa jàpp dégg ñuy wax ne Karim Wade génn prison ma ne mais réew mi lu fi xew ci laa départ ñëw Walfadjri juróom maa ngi ñëw Walfadjri 1h du matin maa ngi fi jógee 7h ci suba 7h ci suba ñu ne waa ji jële nañ ko fële prison ba defal ko fa passeport jële ko fa mu jaar kër maître Madické Niang rencontré fa Serigne Moustapha bu Serigne Sidi Mokhtar Mbacke ñu koy ziar bu guy mbind mu jóge foofu dem aéroport fekk ne procureur Qatar ma nga fa gaare avion bi di ko xaar xaw ma émir bi mu yëg ci avion ba dem ba léegi amul Sénégalais bu tegeti bët Karim Wade ba léegi te ba léegi Macky Sall waxuñu lan moo tax ba léegi Macky Sall ak gouvernement am waxuñu ñu lan moo tax ñu jàppoon Karim Wade lan moo tax ñu defal ko passeport 1h du matin génne ko prison dugal ko ci avion yóbbu ko Qatar te ba léegi waxuñu ñu lu tax waa ji nekk Qatar mënul ñëw Sénégal mais loolu Sénégalais yi amuñu droit ñu laaj parce que Karim Wade li ñu ko doon jiiñ ñu ko ne ko da nga dem Mermoz wala Fatick kër Macky Sall nga sàcc fa xaalis dañ ko jiiñ ne da nga jël xaalisu Sénégalais yi def ko ci sa poche wala nga def ko say compte bancaire donc du xaalisu Macky Sall xaalisu Sénégalais la donc les Sénégalais stade bi lu mu rafet lu ñu ko tuddee Ablaye Wade mbir mi lu mu rafet am nañ droit exiger ñu wax leen mbirum traque des biens mal acquis bu fan la mujjee et man du ma d'accord mukk ak li ñenn ñi bëgg a wax dégg naa ku mel ne Mayoro Faye chargé de la communication du PDS wax ci suba ne waaw à l'époque Macky Sall ñoom ay Mimi Touré xaw ma la ñoo ko dugal ci loo xam ne xamu ko affaire yi non kenn dugalu ko ci dara Macky Sall mooy président de la République du Sénégal moo jël décision ne day traquer les biens mal acquis ciblé ci ñoom Karim Wade ak ñooñu te loolu mooy son différent ak Ablaye Wade bi loolu amee Macky Sall même bi Karim Wade ju génnee ci réew mi moom ak Macky Ablaye Wade seen relation demeewuloon noonu nañu waxante dëgg am na bi muy loolu sax c'est bien avant bi mu tuddee centre Abdou Diouf bii ci jamono si kat bi mu ko tuddee Abdou Diouf benn waaye nee na benn ngunu la mais bon bi mu ko tuddee Abdou Diouf ñu bari dañ ne Macky Sall nag day caaxaan Abdou Diouf waruñu ko tuddee dara ci réew mi te Ablaye Wade newu fi cela veut dire quoi que ni boobu su fekkoon ne ñi ngi ci juboo dina ko tuddee aéroport Blaise Diagne bi nee nañ bi ñu koy tijji Macky Sall xelam nekkoon na tuddee ko Ablaye Wade nee nañ mais Ablaye Wade wax ñëpp dégg mu ne moom mënul jur doomam ba pare di ko tuddee boppam donc aéroport bu ko kenn tuddee parce que moom moo ko jur loolu nag intelligence Wade la mais li am solo rek mooy pour que nit ñu comprendre que ni jamono du neex a neex bañ ne Ablaye Wade ak Macky Sall juboo nañu ba Macky Sall tudde na ko stade te Sénégalais yi du ñu am droit interroger wu ne waa léegi comme loolu am na stade bi ñu ne 156 milliards lay jar te Karim Wade nee nañ luubaloon na 100 nangam xaw ma ñaata milliards li ñu ko doon toppee 130 nangam milliards la mais milliards yooyu Sénégalais yi am nañ droit ne mais pourtant milliards yooyu su fekkee Karim Wade joxe na ko suñ ko dugalee ci stade bi dootul cher wala déet stade dootul cher parce que su fekkee ne Karim Wade 138 milliards lañ ko amandoon si su ma juumul c'était ça parce que j'ai pas les chiffres devant moi ba pare stade bi 156 milliards lay jar soo jëlee 138 milliards dugal ko ci 156 milliards li ñu ci teg du bari bu boobaa ñu ne kon kat stade bi cherul parce que Macky Sall jël na xaalis moom ko war a jëlee def ko fu mu war a mais mënuñu toog tey li ci gën a naqare nag gën cee soof mooy da ngay dégg ay Mimi Touré
ay Seydine El Hadji Omar Youm bi nekkoon directeur de cabinet bu Macky Sall ak yeneen ci collaborateur Macky Sall yi ñu ñuy présenté Ablaye Wade comme moo gën ci àdduna mérito na ko parce que moo tabax réew mi c'est le champion de nangam ak nangam alors que 2012 jëm 2019 lu ñu fi yàqul Ablaye Wade amul ñoom ñooñu Macky Sall sax moom defoon na lenn moo di ne moom du wax lu ñaaw ci Ablaye Wade loolu moom méritu Macky Sall moom yàgg na wax ne du yëkkati baatam di wax lu ñaaw ci Ablaye Wade même si bi Ablaye Wade jógee palais jiñ nañ ko fi ay moquette yu ñu sàcc xamul yu kenn xamul yooyu ñàkk fayda yooyu un président de la République du Sénégal nga naan ay moquette yu réer yu kenn xamul mais en tout cas kenn mësul dégg publiquement Macky Sall yëkkati man boog mësuma ko dégg wala boog fàtte naa ko publiquement mu yëkkati kàddoom jël lu ñaaw jëme ci Ablaye Wade même bi ko fi Ablaye Wade xasee xas bi gën a garaaw ci xas bu ñuy xas nit ci réew mi ñu nekk xas bu ñuy xas gor taxul mu tontu ko loolu méritu ab Macky Sall la mais ñi nga xam ne ñoo ñuy bëgg a tànqal fan yi di wër plateau télé yi di bind ci Facebook di wax fu ne naan may Macky Sall li mu def dafa rafet Wade c'est le champion de nangam mérito nañu tudde ko mais jàmbaar en 2012 ba 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ba 2019 mais lu ngeen fi yàqul Ablaye Wade amul ak doomam lu ne yàq nañ ko lu ne dem nañ fi sax ba naan bi Ablaye Wade génnee di marche bi ba policiers yi sànni ko ay lacrymogène wax nañ fi naan màggat mu toll ne moom ne ci mbedd yi de lambar ñoom ñi ñoo ko doon wax loolu yàggul Sénégalais yi nag nañuy fàttaliku parce que loolu j'ai l'habitude de le dire ça date pas du siècle dernier ça date de quelques années yàggul dara soo d'ailleurs même bu doon sax 30 ans la am soo tijjiwaatoon léegi suñu xarala yi ñu yor gis seen vidéo ak yëpp li ñu doon yàq Ablaye Wade donc nañ ñu may jàmm am na yoo xam ne bu jotee boo ci mënta bañ a kii da ngay noppi xam ne yow Sénégal yi fàttewuñu liñ fi yàq Ablaye Wade yëpp mais nag li nga xam ne moom la Sénégalais yi am droit laaj tey mooy liñ doon toppee Ablaye Wade Karim Wade fan lañ ci mujj te li tax ma ko gën koo laaj mooy maître Ciré Clédor Ly avocat la un des ténors du barreau sénégalais nekkoon avocat wu Karim Wade wax na tey jii ci suba ne amul benn centime amul benn dërëm bu gën a ndaw boo xam ne jëlee nañ ko ci Karim Wade mais ñi ku ñu yàpp avocat moo ko wax ci suba ne amul benn dërëm bu gën a ndaw boo xam ne jëlee nañ ko ci Karim Wade waaw léegi nag ñii Sénégal nag dañoo bëgg ñun ñu ne stade bi rafet na stade bi baax na stade bi vraiment mucc na ay Macky Sall bravo mais léegi bu kenn wax na ñëpp noppi mais loolu mënut a am réew mi ku nekk da ngaa am droit ne Fatou mi ensemble bi rafet na lool wax a wax ba pare ne bu soloon daal sàngam mooy dàq am nga ci droit ku ñu ko tere ñu dem liggéey leneen mais malheureusement c'est ça notre job c'est de voir ce qui ne va pas dans ce pays ñu koy wax. On a l'habitude de dire que le journaliste li koy intéressé c'est pas le train qui arrive à l'heure mais c'est le train qui n'arrive pas à l'heure bi ñëw en retard am benn journaliste bu mag Abdoulaye Ndiaga Sylla bu ma doon jàngal mu ne réew moo xam ne train yëpp ay tardé li war a interdit mooy train bu ñëw heure c'est bien dit mais li am solo rek parce que tey dañoo yéex a commencé mooy ñu retenir que ni tuddee stade Abdoulaye Wade lu rafet la mérito na ko stade bi baax na pour Sénégal mais bu ñu fàtte mukk ne réew mi am nay priorités yu ñuy xaar bu ñu fàtte mukk lan moo doxoon ci diggante Ablaye Wade ak Macky Sall parce que li tax ñu jar a wax mooy ëllëg Macky Sall dafa mbong dafa muus temps yii toog na fi ba mu neex ko xaw ma ban chaîne télé moo ko laaj ca Europe fii lañ ko jëlee mu jékki-jékki mu ne mën na am mu amnistie accordé amnistie Khalifa Sall ak Karim Wade wax ko nii rek dem comme si ça l'intéressait pas mu toog ba mu neex ko mu ne day tudde stade Ablaye Wade ëllëg di nga dégg fii mu ne léegi diggante at sàngam ba at sàngam lépp lu fi Sénégal defoon dañ koy faase parce que loolu mooy amnistie des faits dañ koy faase dañuy def comme amatul kenn dootu ci wax su ko defee ñu jël Karim Wade delloosiwaat ci géew bi mu ñëwaat nekkaat ci géew bi mën na fi sax nekk ministre wala premier ministre wala mu nekk fi leneen wala mu nekk fi candidat dem élection gagné ko famille Ablaye Wade continuer di jiite réew mi ñu naan pourtant de donc Sénégalais yi nañu am fulla mooy lan mooy li taxoon ñu doon topp Karim Wade su Karim Wade defee na delloo su deful na am Macky Sall taxaw ñëpp di dégg mu ne Karim Wade de topp nañ ko fi ay at yóbbu ko prison yóbbu ko Qatar waaye ñun ñi ñoo juumoon sàccul dara mu jeex mais mënuñoo jël ne tudd nañ ko stade voilà jeex na mi ngi noonu tey bëggoon naa évoquer affaire u ànd sàmm jikko yi mais malheureusement waxtu bi daf ñoo dab Rayim waaw. juste benn question rek. aywa. Karim Wade ak Macky. demam bi maanaam est-ce que ba léegi parce que pour man ça échappe aux journalistes. lan la ñu tënk ba ñu génne la sa réew doo mën a ñëw da nga war quoi. mais loolu Rayim c'est tellement important parce que dafa bari ay versions am na ñu ne Karim Wade bi ñu koy génne bëggul woon
mais li leer mooy Karim Wade papaam Ablaye Wade Macky Sall maître Madické Niang ak ñeneen ay kilifa yoo xam ne bëgg ma leen tudd yoo xam ne dox nañ ci mbir moomu ñoo la gën a xam ne bi muy génn am na lu ñu waxtaane ba juboo ci non nit kenn du ko génne prison noonu mel ne ku yor am xarum tabaski yeew ko yóbbu dem non am na lu ñu waxtaan ba juboo ci ba tax waa ji accepté nangu jël passeport dugg ci avion dem Qatar ba léegi kenn déggadul ci moom dara. mais protocole de Rebeuss justement bi ñu ko fi tudd la ñoo taxaw ne protocole de Rebeuss amul nangam ak nangam ak nangam bu la neexee nga ne protocole aw parce que protocole mooy lu ñu bind signé affaire yooyu mais nangam ak nangam mais na la leer ne am na ci lu ñu juboo ba waa ji génn am na ci lu ñu juboo ba waa ji génn Sénégal nag yooyu lañ am droit ñun xam nga dañuy wax souvent ne am na benn bindukat américain bu ko wax mu ne l'état c'est des secrets et secrets yooyu soo ko xamee soo ko waxee koo xam ne amul culture état danaan cam ñii ñoo salte mais dafa am yoo xam ne Sénégal dañoo am droit xam ko parce que mënuñu leen a tànqal pendant des mois ñu jël réew mi en otage xeex diggante Ablaye Wade Idriss Seck ensuite Karim Wade Macky Sall ba pare jékki-jékki ne loolu lépp daal du dara